bul xeebaate bul rambaaj nga dem ba Makka ci dëkk yonent bi di fa wax yu nga xamante ni tegginiwul te yonent bi li ko moom mission moom yépp mooy fexe ba jàngal nit ñi teggin yàlla taggo ko ci alquran nag wa innaka la ala xuluqin azim kon matuloo ustaas bu fekkee ñu ngi lay woy ustaas aussi matuloo ustaas wala nga xamante ni sa xam-xam des na amuloo xam-xam bi ci des mooy Seydi Mouhamed El Cheikh xaw ma kande waaye moom prédiroon nañu li nga xamante ni dina xew xarafa ci xarafa bii ci Makka 2019 bii ndax moom demam Makka bi dafa dem Makka dëgg la en tant que jullit dem mottali ji farataam wante aussi dafa demaale pour jëlaale fa benn sirru ñu koy tuddee essence mystique bu nekkoon ci biir xajaratul aswad essence mystique boobu Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane Chérif moo yebaloon Cheikh Mouhamadul Qaali ak Cheikhul Haaji Omarul Fuutiyu kenn ku nekk mu jox ko benn paas ci wàllu leer pour ñu dem ci ruuxu imaam al mahdi bi nga xamante ni mu ngi doon dund ci biir xajaratul aswad ñu dem ñu jox ko essence mystique bi essence mystique boobu nag moom la doon Seydi Mouhamed El Cheikh doon jël ji doon récupéré ji ci Makka bii moo nekkoon baatinu xajam bi mu ko jëlee nag ci la am ay manifestation yu génn ci récupération bi nga xamante ni essence mystique bi intégré na jëmmam mais nekkul bii kese parce que avant 2019 en 2018 Seydi Mouhamed El Cheikh dem na Fès jëli sirru bañu dencaloon ba Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane Chérif dencaloon imaam al mahdi ci biir zawiya bi Mawlaay Cheikh toog bind nii sirru bi denc ko ci biir zawiya bi ne kenn du ko xam kenn du ko récupérer ku dul imaam al mahdi mooy ñëw xam sirru bi récupérer sirru bi Seydi Mouhamed El Cheikh dem na jëli sirru bi en 2018 dem jëli ko jour ba mu ko jëlee ba mu ko récupérer jour boobu dafa taw Fès dafa taw te nekkul hivernage xiinul deful dara mais dafa taw pour wax la na la manifestation boobu yàgg na am si à chaque fois bu jëmee jëli benn sirru historique bi nga xamante ni dañ ko dencaloon ndax imam Mahdi Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane Chérif ak sallallahu alayhi wa sallam di yonent bi kenn ku nekk dafa am loo ko dencal lu mu war a récupérer pour doxal mission Seydi Mouhamed El Cheikh nag mësul wax publiquement moo xam mu nekk en public wala en privé ne moom mooy imam al mahdi wante jàngale na ci réalité imam al mahdi li nga xamante ni kenn du ko xam kenn du ko jàngale ku dul imam al mahdi muntazar waaw ndax imam al mahdi xam-xamam mission secret la maanaam mission dafa dafa làmbu xam-xam bi nga xamante ni kenn du wax xam-xam bi ku dul imam al mahdi al muntazar mu ne Seydi Mouhamed El Cheikh yonent bi dafa wax ni imam mahdi yuwaati'u ismahu ismi mais Seydi Mouhamed El Cheikh mu ngi tudd Seydi Mouhamed El Cheikh mais il faut que nga dégg nag wax yonent bi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kàddoom lépp xaqiqa la bu amee shahada bi tuuti la kàddoom bu dee 100% shahada bi 2% la mais 98% yëpp xamal ne xaqiqa la loolu nag boo soobul si xaqiqa doo ko dégg parce que yonent bi daf la wax lenn si turu imam mahdi dafay dëppoo ak sama tur mais waxul la turu al mahdi ba mat imam mahdi muntazar kenn du ko xëccoo kenn du ko woote li si Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane Chérif wax
doy na sëkk te mooy sama taalibe lay doon bu ñëwee te bu ñëwee dina ko prouvé dina jàngale xatmiya jàngale katmiya benn téere mësul koo jàngal benn borom xam-xam mësul koo jàngale si adduna bi kuddul Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh mooy xutbaanitul kanzam mooy ni Mawlaaya Cheikh Ahmad Tidiane Chérif nekkee l'intermédiaire entre le prophète Mohammed et les autres prophètes nga ne Seydi Mouhamed El Cheikh nu mën a nekkee nit ku ñuul ba pare war a mën a dem diriger arabe yi kanaa xamuloo ne mission imam Mahdi mission sirru pouvoir la dañ ko dénk sirrul kubra bi nga xamante ni si moom lay nootee ñépp ba dominer adduna mais adduna yàgg nañ ko dominer Zil Qarnayni yàgg na ko dominer Souleymane yonent Yàlla Souleymane yàgg na ko dominer moo tax imam al Mahdi aussi daf koy dominer jaarale ko si sirru si secret salatul fatiha si secret bi ko Mawlaaya Cheikh Ahmad Tidiane Chérif jox yaa ngi xeeb dèjà nit ku ñuul yow dèjà yaa ngi xeeb nit ku ñuul yow gëmaloo sa bopp gëmaloo la race noire yàlla moo bëgg si aaxiru zaman dafay jox doole race bi nga xamante ni dañ ko yàgg tuumal dañ ko yàgg bundaqatal boo xoolee la race noire am na esclave jaar na fi colonialisme jaar na fi te ba léegi la race noire ñu ngi koy jaay yàlla nag muy bëgg si aaxiru zaman jox doole la race noire moo tax muy jaale sirru bi si nit ku ñuul mais nit ku ñuul kooku dafa am pouvoir boo xamante ni bu ko neexee weex bu ko neexee xonq nu ko neex mel mais jël nit ku ñuul bi moom moo nekk jëmm mu shahada mooy jëmmu shahadam mais am na jëmmi xaqiqa am na jëmmi xayb nu ko neex mel moom imam Mahdi Muntazar moo tax jërul nit di sonn imam Mahdi dafa làq xutbaaniyu te Sëriñ Babacar Si moo ñaan xutbaaniyu fii ba àdduna tukki xutbaaniyu du génn xutbaaniyu bu am rek mu juddoo Sénégal kon am leen kon bu ñu réeral kenn imam Mahdi yu Sénégal gii lay juddoo nekk saalib Mawlaaya Cheikh Ahmad Tidiane Chérif te kenn du ko jox wird ku dul Cheikh Tidiane Chérif kenn du ko jox wird ku dul Cheikh na Ahmad Tidiane Chérif Seydi Mouhamed El Cheikh nag moo ngi fii Sénégal di doxal mission di xaar 2022 jot mission bi débuté officiellement mu mëne sa mission jëm Makka jëm Jérusalem ku mu neex dina dox mission bi ku mu naqari dina dox mission bi yàlla bindul ci kaw suuf amul nit amul jinne ku ne ci kaw suuf ak noo mën a tudd ak sant boo mën a sant ak ku la mënta jur te nga mën a tere mission bi jëm 2075 Seydi Mouhamed El Cheikh dafay diriger mission di mën a mission ba Iisa ibnu Maryam wàcc julli ginnaawam bu jullee ginnaawam mu nekk fi 4 ans ak Iisa ibnu Maryam mu am 92 ans mu génn àdduna Iisa ibnu Maryam la continue mission bi moo tax bu nit ñi soxor bu ñu añaan. bëggoon a tontu tuuti rek ci Maodo. asalaamaaleykum man damaa bëggoon a tontu tuuti rek ci Maodo Malick mii li muy wax ndax kii ngeen baal ma ak rafetaayam mel ni man kii taalibe El Cheikh képp koo xam ne taalibe El Cheikh xam nga ni nekkoo ci dëgg waxuma nag taalibe yi nga xam ne daf leen a réeral El Cheikh lépp lu mu wax suba ba ngoon jot ay kàcc la du dëgg. Oustaz Makhtar Sarr yàllaa ko teg ci suñu réew mii di Sénégal mu nekk fu lëndëm am fu liñ ci am mu jëm ko làqarti wax ñu dëgg gi dama leen wax ni leen Maodo Malick mii li muy wax du dëgg tey du dëgg ëllëg El Cheikh nee na moom ci boppam sax ci boppam mi ngi contredire boppam nee na El Cheikh musuta wax ni mooy Imam al Mahdi ngeen déglu ko ci biir mu ni El Cheikh dina doxal mission ba yonti yàlla Iisa ñëw julli ci gannaawam ndax mooy Mahdi bi ba 2075 mu dee ci la war a dee am xamaat 92 ans ngeen defe ni lii yoon la ci Sénégal ay nit ñoo xam ni bu njëkk ba danga daan dem ci këru diine wax fa mais El Cheikh dafa làmboo kër yépp dafay ndax képp koo xam ne yaa ngi wax di tuumaal yàlla di tuumaal yonent bi
kooku réew mi war nañ cee jukk kii procureur war naa jug ci moom saisir le cas de El Cheikh munoo nekk ci réseaux sociaux yi di doxaan jabaru jàmbur yi muy évidence bu leer nañ di fenal yàlla di fenal yonent bi julli yonent bi maa ko jiite démb laa jóge ci yàlla ci néegu ñax la dëkk ci kaas bi la dëkk ah am naa droit dugal nit àjjana di réeral ay nit ñi kii dañ cee war a jóg jot na nag ñu jóg ci oustaz Makhtar Sarr boo doon joxe garaatu oustaz moom nga koy jox jàmbaar la jàmbaaru lislaam la mosu fee wax leneen su dul noonu li mu nekk ak yow ci Medina Cheikh nekk wëliyu taalibe yi ma am yëpp ay wëliyu lañu xam nga wax naa leen ko Medina Cheikh gis nga histoire bi ci ne histoire bi nekk ci Medina Cheikh ndax Medina Cheikh maa ngi ci njëkk fanaan maa ngi ci njëkk installé wu ci ndigalu Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani bis bi ñuy tuddee bisu le lundi 10 mai 2010 à 23h ci laa fi njëkk fanaan le lundi 10 mai 2010 à 23h kon yàggul waaye Medina Cheikh bii ba yàlla bindagul Adama alayhi salaam nga xam ni yàlla bindagul Adama yàlla defar àdduna ba noppi àdduna bi wax ñu ni dem leen ngeen visiter àdduna kan la waxoon ñu dem ñu visiter àdduna mooy yonent bi uluhiyaat yi Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani xutbul aqtaabul kabir mu ni ànd leen dem visiter àdduna Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani ànd ak yonent bi ak man Seydi Mouhamed El Cheikh nu wàcc ba ci parcelle suuf bi nu toogoon di xool àdduna parcelle boobu mooy kër gii ma tabax di Medina Cheikh fii lañ toogoon parcelle suuf soosu mooy biir xabru bii may zikkare mooy parcelle suuf bi moo tax kenn doonu ko fii la ñu toogoon boobu fi yëpp désert la dara nekku fi woon benn pepp ndox amagul woon fii la ñu toogoon man yonent bi ak Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani nuy seetaan àdduna pendant 24 heures nu retourné waat dellu albast boobu àdduna kenn waxagul sax ni dinañu fi indi kenn ci nit waxatuma la ak ñu naan maam Adama ñëw na fi kon yàgg na. bismillahi rahmani rahim wassalatu wassalamu ala mawlana rasulillah sadiq al-amin. J'ai reçu un message de la part de Idrissa Ka, le président de la fédération des Tijani ici à Fès, m'avertir d'une personne qui s'appelle Mohamed Al-Sheikh, qui prétend être le calife de Sayyidina Cheikh à travers le monde, qu'il détient beaucoup de choses. Moi, donc, j'ai nié tout ça. Je me rappelle bien qu'il est rentré à la Zawiya ici. J'ai senti quelque chose envers lui, mais Allah a confirmé ce que je sentais. On m'a dit que c'est un arnaqueur, c'est un imposteur. Donc j'avertis tous les frères de faire attention à lui. Et qu'Allah nous renforce dans notre tariqa Tijaniya. Nous, on est directement avec Sayyidina Cheikh, on a besoin de personne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. mais le cas El Cheikh fenkat la waxoon naa yentu sa moo wax ci hadis nee na dina am 30 prophètes 30 faux prophètes yoo war a génn ci xeetam n'est-ce pas dont 3 femmes yentu sa moo ko wax El Cheikh fenkat bu gën a mag bu ko gën a mag Sénégal gisuma ko n'est-ce pas soskat la fenkat la te yàqkat la waaw ku gars yi war a moytu la waaw ku nit ku jar a moytoo noonu